pëccëxoo bi comme sabar gi dafa tas moom sabar gee xumb sabar gi xumbee ku nekk fu nekk lay waay di jóge rek langue dugg ci langue yi muy mbir mu yéeme nag parce que gis nañ fi Bougane gis fi sa garde pur la gisati fi Aïda Ndiongue mu doon mbir yoo xamante ne nii man dama jàpp ni politiciens yi dañuy fooy sénégalais yi dañuy fooy sénégalais carrément parce que ñoom ba tey nekkati ñoom ñuy jóg di wax yëpp fu ne ñu wër fa nekkati ci gato bi dañ cee jotagul te nekkati ñu ngi jéem a ubbi ab bunt pour mën a dugg sàq ci gato bi mooy nguur gi fi ne. mais nag politiciens yi ñu nekkee ñun askan wi ñoo leen ci bàyyi dafa jot sëkk ñun ak politiciens yii baadoole yii nekk suñu kanam ñu yamale leen seen place parce que nee lu ëpp tuuru parce que mbiri nag ëpp na ba pare du ma ni mi nga bëgg ëpp dafa ëpp ba pare tey buñ toogee ku nekk langue ca jóge ca langue gar daw ne damay dimbali président ndax lii te liñ fi doon waxi démb yëpp tey ñu xëyaat soppeeku man ni lu kenn xamul parce que boo xoolee Bougane man Bougane Ahmed Aïdara man doonaa xalaat tamit nga dugalaale ci kii bi ci revue de presse bi parce que boobu ba léegi waxoo dara Bougane ci revue de presse yi fi jaar mais garaawul ñun moom dinañ wax ci moom Bougane tekkatu xel la tekkatu dil la Bougane ndekete moom yëpp mu ngi doon xaar ci problème boobu na Ousmane Sonko dugg ci kàmb gi moo tax mu doon profité moom pour moom amoon na mbooloo pour moom nit ñi joxoon nañ ko nopp moo tax fu nekk mu doon daw di dem naan day may ay millions wak day jàppale famille yi ñu loroog lu ne mu dugg ci mais bu ñu demee ba toog xam ne nit ñi comprendre nañ ko xam nañ ñi ay tekkatu dil lañ léegi nag mu def na bukki defoon daw na ca Macky Sall ba pare toog ci télé bi di indi ay lay di wax ay wax yu ñàkk fayda parce que dégg naa ci waxam mu ne Macky Sall ku mu woo boo ñëwul jàppale ko bëgguloo réew mais Bougane da ngay war a xam ne yéen ñi jóge ci askan wi dem ànd ak Macky Sall léegi yéen askan bi ngeen woor yéen fu mu toll dañ leen boole ci ennemi askan wi parce que nguur gii fi nekk di nguuru Macky Sall li mu yàq ci réew mi boo jëloon toolu xaal dugal fa 100,000 golo 100,000 golo yi mën ñoo yàq loolu ci toolu xaal bi Macky Sall lu mu yàq ci réew mi boo dugaloon golo ci toolu xaal golo mënul yàq loolu te yéen xam ngeen ko ba pare na ngeen bëgg cee boole ak ñam ak yàlla bu metti boole ci ay kàcc yéen da ngeen defoon sénégalais yi daal yéen seen xel yi da ngeen di toog seen xel yi di fooye sénégalais yi quoi Bougane bi nga demee rek yaa ngi doon laxatu at yëpp ba nga demee ba wane sa bopp xamal yow la léegi déclaré na la ci ennemi public bu Sénégal yow il faut nga xam loolu te gis naa fi tam ñuy toog ay ñoom Mburok Sow ak ay idi vrai naafeq di fi wax ay wax yu ñàkk fayda di jéem a lewal dem bu mu dem ci Macky Sall di fi joxe ay exemple di jox ay exemple ci saxaaba yi di joxe exemple nu ko neexee la ko joxe mais Idi da nga toog fii nga wax fi lu ne ak yëpp li nga fi wax mi ngi fi nee nga Macky mënul dafa tële vision am rombul jam ñaajo wax ne ay sàcc ay dil yu mu fi doon teg pétrole beeg gaz bi ay dilam ak rakkam mais yooyu yëpp Idi yaa fi doon wax kon tey nga ñëw fii bëgg a toogaat di ragg Macky Sall suba ba jant bi so loolu Idi ñu mën ñu leen ko may dañ leen ko permettre tur loolu mëntul nekk il faut ngeen respecter sénégalais yi Aïda Ndiongue moom bu fekkee dañ ko tëjoon nee na ñuy joxe dépense këram Macky Sall di joxe dépense këram kooku moom la concerné Aïda Ndiongue amul benn valeur ci réew mi ah ñu jégal ma nag quoi moom daanaka kenn xamu ko waaw PDS ma fi nekkoon rek ñu dégg Aïda Ndiongue ba PDS bi jógee ba léegi nii kenn xamul ci lu mu nekk liggéeyal réew mi dara
kon ci boppam la nekkoon moom. politiciens yi il faut que ñu respecter sénégalais yi nañ jox cër sénégalais yi te sénégalais yi nag carte gi mi ngi leer ci ñëpp carte gi mi ngi leer ci bopp ñëpp ñi réew mi ñor yéen a ngi leen identifier ñi seen bopp ñor yéen a ngi leen identifier ñi leen identifier woon la mooy inconscient yi parce que réew moom bëri na inconscient moom am na ñoo xam te ni moom ngelaw bu fu mu jëm rek ñoom dañu ànd ak moom ñoom parce que ñoo xamuñu fu ñu jëm xamuñu fu ñu teg seen tànk ñoom na nit romb rek wala ngelaw romb rek ñu ànd ak moom ñoom comme xob bu wow rek bu daanu moom fu ngelaw li jëm rek ña nga fa mais dafa jot ñu xam ne réew mii ñun suñu bopp ñoo ko war a defar te ni nga ko war a defaree mooy politiciens yi fi nekk yëpp di dundee suñu alalu réew di defar seen avenir doom di defar seen avenir njaboot seeni mbokk parce que politiciens yi ñoom kese la nag ak seeni mbokk ak seeni doom bañ na ko ba buñ duggee ci àll bi nit ñi di leen wan seen naqar sax duñ leen faale parce que maa ngi seetaan benn vidéo ministre bi romb benn dëkk boo xam ne dañu ñaa ngi jël ay basante ay jaxute di ko sensibiliser naan dañoo sonn mais nanguwul sax taxaw wax ak askan wi. ñoom askan wi da leen a ñorul askan wi liggéentuwuñ ko ñoom seeni bopp lañ fi nekkal te comme seen bopp lañ fi nekkal te ñun ñëpp xam nañ ko comme seen bopp lañ fi nekkal te ñun ñëpp xam nañ ko dafa jot na ñu am beneen taxawaay parce que ñii ci kàmb la ñu bëgg a dugal te kàmb gi ñuy dugal nag ñun nañ fexe ba buñ fa dugg parce que yi fi am yëpp ay dil la ñuy teg. bi ma toogee démb ma suivre benn waay ca ensemble ma seeni tur sax bëgguma ko xam mais mu wax yu xaw a yoo xam te ni wax ji daf ma commencé jaaxal parce que moo lay wan ni ñoom jeunesse bi nga xam ne dañ leen di jàpp duñ leen bàyyi te dinañ wër di jàpp ñeneen parce que loolu la wax nee na ñi fi yàq ci dëkk bi ñi doon toj di yàq di taal ñooñu sëñ Mountakha waxul ñu bàyyi leen. ñi sëñ Mountakha wax ñu bàyyi leen bàyyi nañ leen nee na mais dama yaakaar ñu doon taal ak ñiy yàq mooy nervi yoroon ay fital di dugg ci askan wi di tiire vidéo yaa ngi fi ñëpp gis ko teg seen bët ñu wane ay nervi yor ay gourdin ñu yor ay gourdin mais vidéo yi ñu ngi fi. mais comment se fait-il que ñu toog léegi di identifier ay doomu jàmbur yoo xam defuñu dara wala dañoo wane seen naqar di wax ni Macky Sall ànduñoo yow léegi ñooñu ñoo war dem kaso mais ñu yoroon fital yi ak ñi yor gourdin yi ba ci ñi nga xam ne dañoo rey nit dóor ay balu fital parce que vidéo yaa ngi fi dóor balu fital nit mu daanu boo demee Bignona police ñoo rey nit ñi. nga ñëw Ndakaaru Njaay police moo fi rey nit tey ñoom ñi ngi toog ci plateau télé yi naan ay ñi rey nit ñeeg kenn xamu leen nag ay bandi la ñu làqut ci biir rek ci biir koñ la ñuy génn di tiire ay fital ak fu mu toll nii sénégalais la ñuy fooye ñoom dañoo yaakaar ni ñun ay vrai naaguro lañ quoi ñoom au lieu que ñu toog ministre de la justice génn ne ñi nga xam ne dañ cee faatu yoon dina gëstu ñan ñoo leen faat. yoon dina def liggéeyam justice na dina am mais ñoom ñi ngi occupé télé yi tey di wax naan ay ñi rey gaa yi léegi ñi rey nit ñi ñu ngi koy jéem a féetale ci Ousmane Sonko ñi rey nit ñi ni ma dégg seen ay kàddu mooy ñoom mooy ay nitu Ousmane Sonko lañ ñoo doon rey nit ñi affaire bi benn mbir la bu nangoo doon ay jaam mën nañoo nekk ay jaam. biñ bëggee libéré wu suñu réew ñoŋ jekk romb Rwanda romb France gii parce que France li ñu am ñoom amuñu ko ñun am nañ pétrole am gaz tey suñu gaz la France jël di jaay yeneen réew man ni moom moo ko moom suñu pétrole la France di jël di dox ay marché ci àdduna bi di jaay suñu zircon français yi ñoo koy jaay àdduna bi mais suñu lépp
ñun waa réew mi ñu amuñu sax possibilité jaay suñu ay matières premières ñun ba tey France mooy jël suñu ay matières premières di ko jaay di jël di def ci réewam kon mbir mi wane na boppam carte gi leer na ba pare ay Issa Sall ak ay Bougane ak ay Aïda Ndiongue ak ñooñu fii tekkuñ fi dara ci ñun pour muy gàtt parce que arriviste lañ nit nag boo doonee workat ba ñëpp xam ni workat nga dañ lay jël tegale nee diaspora bi combat bi dafa des ci yéen lu tax man dafa des ci yéen rek yéen a mën a tenir combat bi mu nekk waat combat boo xam ne dina mën tegwaat ci raay bi muy France muy États-Unis muy Belgique fépp fu ñu mën nekk war nañ mën a commencé suñu ay manifestation képp ku nekk bitim réew chaque vendredi soir wala samedi ñun war nañoo mën a def suñu ay manifestation ci bitim réew fii wane suñu naqar bi am réew ma wane ay doomu jàmbur ñu téye ci kaso bi arbitrairement parce que ànduñoo pouvoir bëgguñoo ànd ak pouvoir ànduñoo kàccikat bëgguñoo ànd ak kuy kàcc ñooñu loolu moo leen def tey ay victime loolu moo tax ñu jël leen denc leen ci kaso yi kon li ñuy ñaan waa diaspora bi mooy ñu nekk Europe mooy nekk États-Unis manifestation fa ngeen commencé wat ko parce que mbir mi li amoon Sénégal ni ngi teg nañ ci bët de mais lu doon am bitim réew tubaab ñu ngi observé bu baax adduna bi yëpp ñu ngi koy observé manifestants yi na continuer et puis ngeen géem a communiquer bépp africain muy malien muy burkinabé muy lépp ñu boole marche yi boole rassemblement yi di ko def mu doon rassemblement yu mag adduna bi yëpp di teg seen bët Sénégal nag bu ñu leen tooglawee ñoom mën nañoo toog mais gis nañ yéen ñi nekk diaspora bi liggéey bu am solo yéen a ngay liggéey yéen a ngi jàppale seen réew ci lu ne muy ci koppar muy ci xam-xam lépp yéen a ngi koy yóbbu réew ma seen xam-xam yéen a ngi koy tuur réew ma seen alal yéen a ngi koy tuur réew ma ngir réew ma jag kon jot na yéen waa diaspora bi ngeen tàmbaliwaat nag rassemblement yi ñu exiger ñu libérer doomu jàmbur yi ñu jàpp ci kaso yi te teguñu ko fenn exiger ñu dem ay élection parce que élection yi ñu pousse ni yëpp calcul politique la lépp ngir élection présidentielle du am 2024 ñu randal ko loolu kese mooy jubluwaay bi mais député yii nii nekkuñu député du peuple député yi nee na ñoom Macky Sall moo leen fa teg ñoom lu Macky Sall bëgg la ñuy def mais Macky Sall ñun ñoo ko fi teg ñun askan wi ñun li ñu bëgg moom la war a def te soxla nañ ay élection yoo xamante ne ay nit Macky Sall yu fa teg ñoo bëgg ñoo xam ne askan wi ñoo leen fay teg te loolu élection rek moo mën a am ñu tànnal suñu bopp ñun ñuy représenté mais buñ toogee ñoom ñu may leen pouvoir ñoom ñu yokk seen i mandat heure bu leen neexee saa yu leen neexee seen i mandat du mus a jeex mandat yi nag dañ ko war a dakkal mandat yi dafa war a jeex jeunesse bu Sénégal ñun doomi sénégalais yi ñun réew mi ñor nañ jéem a organiser wu waat ñun jéem liñ soxla ci réew mi ñu exiger ko ñu def ko ci réew mi ay texte moo fi ne ay loi moo fi ne réew mi du ab président day ñëw lu mu xalaat bëgg ko def ko réew mi ab ministre du ñëw lu mu xalaat bëgg ko def mu def ko réew mi justice du ñëw lu mu xalaat bëgg ko def ko ay texte moo leen tënk comme ñun ay texte ñu tënkee
mënuñ ñoom ñi leen bàyyi ñuy jalgati loi saa yu leen neexee te bépp doomu citoyen bu jalgati yoon ñu bëgg la teg ci yoon mais mënul ne yow mi àtte yoon doo def yoon doomu jàmbur yi ngeen tëj ci jaay doole ngeen leen tëjee koo leen bëgg mu dem kaso koo leen bëgg mu libre te loolu ñëpp teg nañ seen i bët biñ xoolee marche yi ñu génn ñaata nervi lañ fi identifié te partagé nañ lépp ci Facebook yi partagé nañ lépp ci YouTube yi ci WhatsApp yi ñëpp a leen identifié ñëpp a leen xam ñuy dugg ci ay kër ay ministre ñu ngi leen yóbbu ci ay chaise di leen fa jox lekk di leen fa jox naan seen lépp di leen fa fekk muy bu APR ak bu PS tey yoon bu fekkee dafa war a def liggéeyam rek mais nervi yooyu lu tax ba léegi teewuñ ci kenn nervi yi yoroon gourdin yi lu tax teewuñ ci kenn nervi yi yoroon fital yi lu tax teewuñ ci kenn léegi daal doomu jàmbur yi nga xam ne ñoom nee nañ ñun ànduñoo ak yéen ci li ngeen doxale ñooñu ñoo war a dem kaso doomu jàmbur yooyu daal ngeen war a sacrifier te ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi seen liggéey ñu ci bëri ci ñoom ay étudiants lañ ngeen jël leen denc leen ci kaso bi bëgg a yàq seen avenir dañ na lii dañ ko war a dakkal du Macky Sall du Assemblée du ay ministre am sunu code électoral ñoom kenn amu ci sañ-sañ ba Macky Sall war a toog jël ab décret rek rëdd puusal leen ma élection te bu ngeen xoolee li fi am élection yi dara garanti wuñ ni 2022 dina def élection amul lenn lu ko garanti imaginez leen 2019 ba 2022 plus de 3 ans ñu yokk ay mandat ay doomu aadama te assemblée warutuñ sax jàllale loi ñoom seen mandat illégalité lañ nekk ñoom ci illégalité lañ nekk nit nan nga mën a ñàkk valable nan nga ñàkkee valable légaloo di jéem a légaliser yow mooy sénégalais la ñuy fooye mooy askan wi la ñuy fooye li may woo gaay moom laa bëgg ñëpp di woote ci rek mooy yéen waa diaspora bi ngir yàlla war a suul yi ñu leen koy ñaan ñu commencé waat rassemblement yi nañ koy def ci buntu consulat yi nañ koy def ci buntu ambassade yi nga xam ni sunu réew leen représenté muy Sénégal loolu fii ak amul ñi ngi perte lu bari ci combat bi parce que bi ngeen xoolee apéris ci yeeg gàngoor ñay àndal ak gisoo ñi ngi tasaaroo ci dëkk bi yépp ci àdduna bi ci réew mi yépp chaque jour nag ñu am fu ñu dem ci réew mi yor seen i 4x4 yor seen i 8x8 def ay rassemblement yoo kenn xamul te moom nee na nañ jël mesure barrière yi kenn wur fi mars kenn wur fi def dara ndax Covid moo fi ne mais xool leen yéen fan yi ñu génn rek ba démb ci mujj ñaata nit la ñuy rassembler par jour ñoom di génne ay millions di dépenser di neexal nit ñi pour ñu ñëw fekk si leen. kon ñun waruñu mën a dakkal suñu ay rassemblement ñoom ay rassemblement la ñuy def di fay ay nit pour ñu leen tàcc ko fecc ñun dañoo bëgg a def ay rassemblement ñun pour fexe réew mi jag pour fexe ñu tenir ay élection pour fexe ñu libérer doomu jàmbur yi ñu jàpp ci kaso te defuñu dara mais li ñu rassemblement bi ñuy demandé moo gën a doon farata woote wuñ fecc woote ñu mbalax fay ñu ay nit pour ñu ñëw teewal ñu mais ñun li ñu exiger mooy ñu tëgg ay élection ci réew mi doomu jàmbur ñu tey ci kaso bi ñu libéré leen
Macky Sall suñu ay contrat pétrole ak gaz xanaa léegi war nga ñu ko mën a génneel contrat zircon yooyu ak or bi xanaa léegi mën ngeen ko génneel tegal ci table ji comme léegi nee nga tonk da ngay woote ci transparence ba ñëw génneel ñu ne contrat autoroute bi yokk nañ ko lii mais yooyu yëpp da nga war a génne contrat yi nga publier ko parce que sénégalais dañ ci war a am accès parce que suñu alal la ñun xanaa loolu yomb na en tout cas de toute façon mooy jeunesse bi ñu ngi seetaan lu yéeme ñu ngi seetaan lu garaaw te ñu ngi ñuy buux te buñ seetaanee dinañ dugg ci kàmb gi te buñ duggee ci kàmb yi génn fa dina jafe lool buñ duggee ci kàmb gi génn fa dina jafe lool sunu ay rassemblement nag dañ ko war a commencé waat rassemblement pacifique wootewuñ guerre wootewuñ xeex wootewuñ xuloo ni ministre yi di def député yi di ko def di def ay rassemblement di dajale ay nit di tëgg ak fecc ñun war na mën a def ay rassemblement ñun di wax nit ñi jafe-jafe nit ñi pour ñu saafara ko jafe-jafe réew mi ñu saafara ko mais comment se fait-il que ñun ñu ne ñu nañ toog ci kër yi ñu toog ci kër yi ministre yeeg député yeeg di ndaataax ndalax guddeeg bëccëg fu ne ñu ngi fay luy ay car di yóbbu ay mbooloo fu leen neex ci réew mi ñun ñu ne nañ toog ci kër yi mais ñoom la ñu dox mais ñun la ñu dox moo gën doon farata lan moo gën a doon farata jafe-jafe réew mi ñu taxawu ko jafe-jafe doomu aadama ñu taxawu ko diaspora bi ñun dañ leen di ñaan rassemblement yi ñu commencé waat ko le plus rapidement possible parce que rassemblement war na mën a tàmbaliwaat France moom kenn demul des moom dañ leen kenn nangul jot na ñu déclassé waat marché yi jot na ñu commencé waat nekkaat ci askan wi jóguñu ci woon sax dañoo yaakaar ni ku ko seqal ki nga ko seqal am na tuuti ak nite mais wan la leen ni tey dara ak nite nekkul ci moom dara ak nite nekkul ci moom jeunesse bi nag bu ñu fëkk yóbbaale identifier leen bu baax kalaasu bugaan geek le gars Sall la de pur kooku sax amul nit kooku amul mbooloo taalibe sëñ Moustapha yi ñu ko doon tàccu rek sëñ Moustapha mu leen yabal ngi dem di ko tàccu mais kooku famem sax duñ ko seetaan famem sax duñ ko tàccu buy dem famem sax duñ ko accompagner benn popularité am ko benn popularité amu ko bu génnoon waa seen waa kër sax man leer na mu voté luñ ko ña ca voté élection yi passé ña ca doon voté leer na ma ni waa famem kenn voté lu ko ña ko jot a voté lu ko si néew mooy ay taalibe sëñ Moustapha yi nga xam ni ñoom ndigal lañ doon dox mais Issa Sall fan la toj Issa Sall fan la taxawoo réew mi Issa Sall lan la jëriñ réew mi Issa Sall lan la fi def lu nit mën a teg loxo Bougane yow da ngay jéem a dox ci maayanu xel yi da ngay jéem a dox ci maayanu doomu aadama yi di jéem a dox ci maayanu sénégalais yi Bougane bi sénégalais yi xew boobu yeewoo ko yaa ngi yor ay impôt réew mi ba léegi fayoo ko ba léegi ni yow Bougane ci réew ci alal réew mi ngay dundee sénégalais yi puus nañ la jéem nañ la def lu ne Insi Ndiaye non kooku kay waxuma la mocc rek Bougane non Bougane vrai défaillant la workat pire boo koy wër demal ci Bougane te gis naa ne nag bépp politicien boo xam te nii am na lu mu fi def as tuut revue de presse yi jóg dinañ mentionné turam wax mais Bougane li mu def nii revue de presse ba léegi nii dégguma ñu wax ko ci
turu Bougane sax waxatuñ ko sax ci revue de presse ak toj bu mu fi def mais nag sénégalais yi moom defuñu sénégalais yi defuñu ñu ngi gis ñu ngi observé bu baax a baax képp koo xamante ni nag dem nga langaan ci Macky Sall xamal ni yow ci ennemi da nga abandonné population bi dem ci ennemi population bi nit koo xamante ni moo jël suñu ay pétrole suñu ay gaz suñu ay zircon jox tubaab bi jël suñu alal ne tubaab bi jël leen gratuite bàyyi leen Sénégalais yi ñu torox mérité wuñ ko ngeen dem ne kooku ngeen langaamul da ngeen koy jàppale pour mu defar réew mi yow ku def 9 ans ci am réew amul lenn lu nit mën a teg loxo ni lii da nga ko fay def ci lu jàkk projet yi fi tàmbali yëpp dara baaxu ci dara àggu ci projet yi fi jot a àgg lu yeew ku néew sax yu Abdoulaye Wade defoon fii la ba muy waaj a pare nga ñëw inauguré ko yow projet de terre nga ñu fi indil projet de terre nga fa indi hôpital yi nga fi projet hôpital yi moom gis ñu benn hôpital bu ñu teg première pierre ba nga ko tegee fa lañ ko fàtte université yi ñu fi tegoon programme yëpp première part ba nga ko tegee xeer ba sax dafa réer amul benn projet boo xam ne Macky Sall indi na ko rek mu am njeexital terre ba la doon jéem a mbubboo woog di jéem a wane woog yu kenn xamul ay findi feer la mujj doon xool feeraay lay mujj doon Sénégalais bu ñu kenn nax bu kenn dox suñu xel roy duñ roog pire li fi nekk gis ngeen ko xam ngeen lan la jarul nit ñi di ci jaar di ci wax xam ngeen li fi nekk xam ngeen li taxawu réew mi xam ngeen ñu réew mi jaral xam ngeen ñi bëgg seen avenir ëllëg ak seen avenir yu doom nekk bu mucc ayib dem leen ngeen fexe génn gi seen ay carte électeur fexe leen jot seen ay carte électeur ñi ko jotagul te ñu exiger ay élection am ci réew mi buñ toogee guddeeg bëccëg di ñu sonal ay Bougane naan ay président woon na ma pour ma régler problème bi dans 15 jours su ma ko deful dama soxor yéenewu ma ko Sénégal yi kon Bougane yow sa bopp moo la ñor yow sa bopp kese moo la ñor Bougane réew mi ñorul la Bougane yow warkat nga da ngeen dofa ni Sénégalais yi daal mais li fi amoon amatu fi ay 1950 ak ay 1970 ak ñu téye paay leen jox ay saaku ceeb ak ay don de ceeb ak ay yooyu moo amatul ci réew mi réew moo xamante ne hôpital amu fi ay la Dantec la ñuy wax ay yooyu hôpital yooyu nga xam ni seen toilette sax boo fi duggee doo boo bëggeen tuur ndox sax doo mën dugg ci toilette yi demal Maroc seen hôpital niveau 5 hôpital matu sax 5 milliards 5 milliards matu ko ministre du fa feebar dem bitim réew député du fa feebar dem bitim réew seen buur bi sax bu feebaree biir Maroc lay fajoo yéen ab hôpital rek mënoo lañu ko defaral hôpital ngeen wër dëkk bi di ñu lambajee di ñu sonal dañu leen lii dafa doy nguuru Macky Sall gi dafa doy maa ngi dégg ñu ne ay républicain ak nañ bàyyi ay fii ak xoolal Macky Sall dañ ko war a exiger mu génn réew mi dafa war a quitter pouvoir bi 3 ans moo ko fi dese la ñuy wax 3 ans yi mën na fay yàqati réew mi 3 ans yi nii Macky Sall mën na fay yàq lu ne kon bu ñu sonal naan ay républicain ak yi kenn xamul Macky dafa war a quitter sénégalais yi jóg leen billaay wallaay xoolal dañ leen di fooye billaay wallaay dañuy fooye gis naa fi nag sëñ Mountakha ñu koy sant bu baax di ko gërëm génn na
50 millions nee nañ pour machine dialyse ñu koy jaajëfal bu baax parce que acte bu noble la mais bu ñu fàttali ni Gorgui Sy Dieng indi woon na fi ay machine dialyse ñi ngi biir Sénégal machine dañ ko jël nëbb ko gouvernement Macky Sall dafa jël machine yi nëbb ko bëggul nit ñi faju dem leen ngeen gëstu bu baax Gorgui Sy Dieng dafay indi woon ay matériel indi woon na fi ay machine laa wax may ko Sénégalais yi gouvernement Macky Sall dafa jël machine yi dem nëbbu machine yi pour ñu feebar gën a loru kon Sëñ Mountakha bu génne 50 millions ne machine u dialyse Sénégalais yi bu leen am dundee yaakaar ci loolu ñu feebar de bu leen ci dundee yaakaar parce que ay machine ñu ngi ci réew mii ñu jël nëbb lii dafa ñaaw ñun ay assassin ñoo ñu jiite ay raykatu nit ñoo jiite askan wi yow nga war a dem jëndi war a dem defar war a tabax ay hôpitaux ay sénégalais yoo am ay bonne volonté wuti ay matériel ñoo ngeen jël matériel di ko nëbb am na ay émigré yoo xam te ñu ngi doon jéem a def sax seen dëkk benn centre de santé dañ leen ko xañ ay émigré yoo xam dañoo jënd fi ay matériel pour équiper seen poste de santé yi pour équiper seen centre de santé yi seen maternité yi dañ leen ko xañ dañ leen fay teg lu metti moo lay wan ñuy jiite bëgguñu réew mi bëgguñu ni ñu faju bëgguñu dara lu baax ci askan wi ku ci am feebar jalis nag di xalaat ni di nga faju da ngay nax sa bopp lu leer laa leen wax Gorgui Sy Dieng dafa indi ay machine dialyse may leen ko machine yooyu ñu ngi ci réew mi bu fekkee jaay ñu ko sunu ginnaaw bu fekkee jaay ñu ko nëbb ko machine yi ñu ngi Sénégal Gorgui Sy Dieng mayoon leen ko muy acte bu rafet ñu dafa ni Sénégalais dinañ commencé faju ni ñu def mooy dëbbu li njaar jël machine yi dem nëbb yéen ki leen jiite yéenew leen jàmm ki leen jiite dafa bëgg ngeen faatu ki leen jiite ndox mi ngeen naan mu ngi koy empoisonné lekk yi ngeen lekk ñu koy empoisonné lekk yi leen Auchan di indi seen réew mi ñu koy empoisonné chaque jour moo tax réew mi insuffisance rénale du fi jógee fii ak boycotté wuñ yenn produit yi fii ak nanguwuñ li nga xam ni Sénégal yi ñoo ko war a yor ñu ko jox tubaab bi duñ mus a wér duñ mus a wér produit yu bari yi leen indi mu yéen a koy lekk ay insuffisance rénale lañ leen jox bés bu ne ñu ngi leen empoisonné ba ci ndox mi ñi naan jóg de jot na jóg jot na buñ jógul nag ah yaakaar naa ci kàmb gi moom bu ci duggee c'est fini. gars yi maa ngi guddal nag xam naa ni tey sand bi nii ñàkk jot moom am na mais di leen bëggee bu baax a baax a baax di wax ni daal plaisir la di waxtaan ak yéen di leen jaajëfal bu baax. ñaan yi moom ñu ngi koy def mais ñaan dafa war a ànd ak jëf jëf mooy ñu jóg taxawu réew mi nañ jóg taxawu réew mi nañ jóg taxawu réew mi Insa Ndiaye ndox mi dañ koy empoisonné ndox mi poson lañ ci def du poson bu lay rey jooni jooni du poson bu lay rey léegi léegi mais ay maladie lay def sa yaram 5 ans 10 ans ay maladie lay développé sa yaram. ay insuffisance rénale ak yeneen en tout cas jóg jot na de di bëggee gaa yëpp jige leen maa lay bëggee di bëggee gaa yi nekk ci live bi yëpp di siiw franchement mbégte la di waxtaan ak yéen di leen bëggee saa su ne di wax ni réew mi nag wax dëgg yàlla buñ ko taxawul moom ah dina génn sunuy loxo de te yaakaar naa ni génération bi moom réew mi war ko rëcc quoi. rëccoon na ko sunu ay maam rëcc ko sunu ay baay
kon tey rëcc ko sunu ay mag kon tey moom bu ñëwee sunu ay loxo yaakaar ne war nañ ko conserver quoi téye ko pour sunu ay doom bu ñëwee mën a dund gu mucc ayib waaw di leen jaajëfal bu baax di am mbégte xam naa balaa yàgg incha allah ñu dajawaat ci waxtaanu gàtt jaa ngeen jëf.